RFM matin 7h40 sunu gan Babacar Mbaye Ngaraf salaamaaleykum. waaleykum salaam Babacar. di nuyu Georges de ci Diop mi ñandal ci waxtaan bi yow yaa jiite Saba ak mbootaay goo xam ni la ñi dëkkee ci banlieue bu Ndakaaru nekk ci association ñoo ko séq ngir jooytu ak sàkki pexe ci mbënd maak ñoom seen di lu faral di sonal quartier yu bëri yu nekk ci banlieue bu Ndakaaru gouvernement bi ci semaine bi nee na dafay def li ñu naan plan ORSEC plan organisation de secours gannaaw mbënd mi dafa tar tey la yëf yi normalement nee ñu di tàmbali mën nga ñu wax situation bi fi ñu toll nii ci banlieue bu Ndakaaru diggante département Pikine ak département Guédiawaye situation ban la ci taw yeeg mbënd mi. Babacar ñu ngi lay nuyu di la gërëm di la sant di nuyu également ñi nga bokk rédaction bi yëpp di nuyu surtout nag seen correspondant Salif Sow dans la banlieue donc di sant ci bi ñu mayee occasion ñu revenir sur situation bi xam moo am dans la banlieue et pratiquement dans tout le Sénégal la situation bi yaa ko gën a xam ñëpp muy ni mbënd bi métti na te yaakaar nañ tey jii situation yi war nañ ko mën a fàtte ndaxte amoon na ay années yoo xam ne 2005 2006 2007 ba 2009 sax xëy na mbënd mi taroon na trop mais ginnaaw bu ñu amee ay ouvrage yoo xam ni état bi commencé woon na ko réaliser et président Macky Sall accédé également au pouvoir lancé un plan décennal tudd ci ay 700 et quelques milliards foogoon nañ ni heure bi dootu ñu revivre les situations yi day gis nii bu ñu demee ba nit ñi di génn seen i kër école yi di taa cimetière yi sax di taa infrastructure yoo xam ne état ba ko moom di taa daf leen ko mbir mi jéggi na dayoo situation yi moom ñëpp xamal nañ ko seen bopp ñu ngi xool ci réseaux sociaux yi autres ci tënk daal foofu la ñu mën a guma yem mais xamal ni mbir yi moom dollawaat nañu ci année yi nga xam ne ci li mbënd mi gënoon a tar. bi Macky Sall faloo def plan décennal maanaam tëral benn plan bu ni ci fukki at mbënd bu jeexul tam dina wàññeeku lool ci foofu ngeen dëkkee ci banlieue bu Ndakaaru tey jii Macky Sall toog na juróom-ñaari at ñu waxoon ci 700 milliards est-ce que seen ngeen foofa luy nuroog ay milliards yu ñu fa def ngir xeex mbënd mi. waaw loolu nag mooy njàqare gi mooy également naqar gi parce que bu ñu fàttali ne le président Macky Sall bi muy ñëw au pouvoir en 2012 en matière de lutte contre les inondations fekkoon na fi ay avancées significatives ndax bi mbënd mi commencé sonal askan bi ca banlieue bi dafa am ay programme yu état bi taxawaloon bokkoon na ci PN10 mu doon signifié à l'époque programme national d'éradication définitive des inondations au Sénégal boobu plan nag moom moo permettre woon ko avec première activité ñu jël nit ñi simpi leen ci zone yi nga xam ne zone ndox la pour toxal leen dëkkal leen fi ñuy wax tey jii Jaxaay mu amoon ay milliers de familles yoo xam ne simpi nañ leen zone yi mu libéré ñu def ko ay bassin de rétention maanaam mu nekk ay réceptacle d'eau bassin yooyu nag dafa amoon ay jumtuwaay yoo xam ni mooy tax su feesee ndox mi mën a dem ci lag yi jóge ci lag yi dem ci géej gi tout cela pour dire que ni kon fekkoon na ay jumtukaay yoo xam ni su defoon benn effort tuuti rek mbënd mi waroon na mën a jeex. bassin de rétention yooyu ndox ma cay dem ndax yoon wañ ko xàllaloon ca la war a jaar pour tàbbi géej ndox maa ngay dem wala demul. loolu mooy principal problème bi xam nga d'abord balaa ma ñëw ci question boobu noonu donc pour dire que ni bi mu ñëwee fekk fi neen am na lu mu fekk lu am solo lu xam suñu defoon tuuti effort rek mbënd mi doon na war a jeex fii ci Sénégal rax ci doole ñu ñëw nag annoncé 700 milliards ce n'est pas 700 000 francs encore du 700 000 du 700 millions 700 milliards la ñu wax. ñun sax à l'époque jàppoon nañu loolu ëpp na waaye xam nga ko am jàngoro ñu koy faj luñ def rek doyul moo tax ñu mënuñoo imaginer ni 7 ans après dinañ nekkoon dans cette situation moo tax foofu ngeen permettre ñu ubbi benn parenthèse pour demander effectivement ñu auditer affaire plan boobu parce que nag def nañ 70% du temps d'exécution de ce plan 10 ans la tey on est à 7 ans te wax dëgg yàlla na ko xool fi ñu commencé woon ci Grand Yoff fi ñu commencé woon ci Parcelles Assainies fi ñu commencé woon ci Pikine commencé ko Guédiawaye dëgg la am na ko zone yoo xam ne mën ni wàññeeku na waaye par rapport ak somme yi ñuy dépensé par rapport ak fi liggéey bi tolloon waroon nañu weesu fii tey jii pour ñëw ci question bi nga posé sànq mooy ni bassin de rétention yi ak ouvrage yu bëree bëri pour ñu fonctionnel dafa ay opération pré-hivernale mais nous avons l'impression que tey ñu ni jiite amuñu jot mbënd mi lu dul ni dafa dal ci kaw nit ñi ba pare ñu bëgg a def politique de médecin après la mort plan ORSEC certes baax na on s'en félicite ñu lancé ko waaye waroon nañ ko mën a épargner ndax bu fekkoon ne effectivement
jël nañu réellement en charge les opérations pré-hivernales telles que écrêtage des bassins curage des caniveaux fexe ba ouvrage yi nga xam ne ñooy jàllale ndox mi ñu fattar ñu ko wala sax ñu jël ay dispositions ba ak fatt bañ faa am kon tey yaakaar nañ ni ndox mi du stagné parce que inondation mooy lan ndox mu wàcc ba pare demul. kon daal da nga jàpp ne ñii liñ fi nekkee moo di médecin après la mort. absolument loolu la ñuy gis te loolu moom mooy la vérité parce que encore une fois bu fekkoon ne opération pré-hivernale yi defoon nañ ko du ci am. moo tax bi ñu déggee keroog le directeur de l'ONAS daañu dépensé nañu 900 millions ci opération pré-hivernale yi wax dëgg yàlla tiit nañu lool te jàpp nañu aussi occasion la ñu saytu mbir moomu xool na la demee parce que nag xaalis du foofu te fi muy jógee ci poosu góorgóorlu yi la. bu ñu la dégloo dafa mel ni ñii bi ñu fi ñëwee 2012 ba léegi defuñ fi dara ndax da nga ne bu ñu defoon as tuut xëy na boobu ba léegi du ñu dundati lu ñuy dund ci wàllum inondation kon bokk ana ñoom la ñu wax ne def nañ ko parce que nee nañ bi ñu fi ñëwee am na li nga xamante ne wàññeeku na ci wàllum inondation juñu nga fi sànq jaxaay waaye ñoom itam wax tegoon nañ fii di Tawfekh programme Tawfekh. absolument mais xam nga wàññeeku daf ñoo tax woon a jóg li ñu taxoon a jóg mooy jeex dafa mel ne comme tey jii ñu ne dañoo am projet wu tabax benn immeuble bu 5 étages exemple yow ñoo fekk nga ñu la jiitu def nañ fondement ñoo xam fondation tabax nañ ko tabax nañ sax ba xëy na 3e étage mu desal le 2e ak 4e ak 5e kon soo fi nekkee naan góorgóorlu naa wax dëgg yàlla xas la dama ne encore une fois li ñu fekkoon gars yi liggéey ko parce que bu ñu fàttali ni premier mesure yi moo nekkoon jëlee nit ñi dëkk ci zone yi nga xam ne ay zone non aedificandi lañu parce que effectivement inondation yi bokk ci li ko doon indi ñoo xam ne dañoo demoon dëkk ci yoonu ndox état bi ñëw gis ni fii état moo def erreur parce que aussi état moo leen fa dëkkal parenthèse ba dañu wax souvent naan nit ñi ñoo dem dëkkal seen bopp ci ay zone non aedificandi c'est archi faux boo demoon tey fa ci mel ni Kër Massar fa gën a taa mi ngi tudd ay Parcelles Assainies SNHLM ma ko doon joxe kon nit ñi yóbbuñu fa seen bopp boo ñëwoon Guédiawaye fi ñuy wax Angle Mousse ay Cheikh Wade Séti Dionkambé Haute ay nit la ñu dëkkoon biir Ndakaaru état moo leen toxal jëlee leen Ndakaaru yóbbu leen ca banlieue ba dëkkal leen fa même bu fekkee sax dañu jàpp ne am ñoo xam ne ñëw dëkkal seen bopp foo xam ni yoonu ndox la état moo seetaan bañ dëkk fa ndax état am na ay jumtukaay pour aaye lu mu bëgg a aaye bon bref sax c'est dépassé mais bu fekkee nit ñi dëkk nañ fa xam ne quel que soit alpha état bi gis na ni après fii yoonu ndox la état jël mesure simple leen toxal leen jël ñu ñëpp ci ñëpp bokk ci ñoom yóbbu leen jaxaay foofu ngeen may parenthèse parce que il faut que régime mag pouvoir bi fi nekk xam ni jaxaay du mbiru Ablaye Wade dépense nañ ko liggéey ñu ko ak xaalis Ablaye Wade wala xaalisu PDS mbiru état la xaalisu état lañ ko liggéey pourquoi parce que dafa mel ni dañoo abandonné waa jaxaay nañ fa dëkkal fa seen liggéey yemoon depuis président Wade jóge fi amul dara lu ci yokku pour preuve ku ne xamante ji ay nit boo leen toxalee jox leen kër rek du ci dara kër dafa yu muy àndal dañuy soxla école yu seen doom di jàngee soxla sécurité soxla fu ñuy fajoo mais à titre d'exemple tey jaxaay benn hôpital ba fa amoon fa liggéey ba yemoon depuis 2012 brique yokkaatu ci même biir jaxaay ce qui est inacceptable am na quartier yoo xam dañuy taa ay nit yoo xam dañ leen a jëlee woon ci mbënd bëgg leen sauver malheureusement par la faute de l'État qui pense que ni bon en fait par l'État sax mi ñu fi nekk tey jii mel dañoo bëgg indi wujjee jaxaay faat la war nañ ko bàyyi ñu seetaan ba même sax li fa am ci assainissement amu fa ba nit ñi tey nekkaat inondation loolu c'est inacceptable Tawfekh Yaakaar projet bu baaxoon la waaye tamit gis nañ ni ba tey am na ñoo xam ne yóbbu wuñu leen su ma toogee di xool bi Mimi Touré doon ñëw Grand Yoff ñuy inauguré affaire yi ñoon commencé ay ouvrage may fàttali ko aussi gars yi bi ñu dans la banlieue ay ouvrage ñu fay réaliser mais damay am sax envie jooy ba ngay xool lii coono yu ci def nii yëpp mais tey jii wax dëgg yàlla encore une fois inondation war nañ ko wax fépp de ba mu def ci Sénégal parce que encore une fois nag Déthié ak Babacar 700 milliards du caaxaan. mais inondation mën naa jeex wàññeeku waaye li nga xamante ne moom mooy taw gi kenn mënu koo maîtriser. waaw justement xëy na wàññi ko wala def li nga xamante ne moo mën a tax ba dégâts yi wàññeeku looloo mën a am. xam nga loolu la gars yi di wax xam nga gars yi bu ñu jaawalee di ñu jaxasee ak yàlla naa inondation ndox mi yàllaa ko fi indi dëgg la de. ndox mi yàllaa ko indi waaye inondation doomu aadama moo ko indi yàlla moo indi tawam wàcce ndox mi waaye inondation ci càgganteeg doomu aadama
ba tax amuñu une politique d'assainissement viable mooy tax ndox ma di fa tàkk parce que inondation lan la ndox mu wàcc la te demul ñu gis ne war naa mën a dem nañ ko xàllal yoon bu muy dem mais encore une fois. mais bu dee ci banlieue bu dee kaw banlieue bu Ndakaaru li am ba am mooy la ëpp ca nit ña ci yoonu ndox la ñu dëkk ci la ñu tabax est-ce que wàllu toxal ñenn ñi quartier yu bëri doonul woon gën xëy na 700 milliards yooyu ñuy wax xëy na bu ñu ko defoon ci wàllu toxal nit ñi mooy gën a yemb non. waaw xam nga toxal bi rek du solution toxal bi jëmmoon nañu ko ba gis nañu tey jii taxaw na encore une fois boo demee ba Jaxaay bii fi ñu wax plan Jaxaay am na ci des centaines de maisons yoo xam ne ba léegi égalé wuñ ko te nag nguur gi ñu ngi installé en 2012 foofu aussi may insister ci nañu bàyyi wujjee jël ni Jaxaay affaire Ablaye Wade la affaire état la état continuité la mais man mënuma accepter bokk naa ci milliers de Sénégalais sax millions de Sénégalais yi mënul accepter Jaxaay tey mel ni état bi daf ko abandonné Babacar Déthié kenn mënut a comprendre Jaxaay 7 ans après ma ay kër yoo xam ne egguñu fa mu yemoon en 2012 fa la yem ba tey ñu indi Tawfekh Yaakaar te gis nañ ni Tawfekh macha allah la fa kër yëpp booy boog ji ëpp ci kër yi ba pare nañu saa wajee kenn encore une fois état bi dafa mel ni dafa abandonné Jaxaay bëgg ko tuddee affaire de Ablaye Wade la woon loolu sax mu egsi ba ci hôpital bi nga xam ne fa la ñëpp bokk depuis 2012 hôpital bi amul benn liggéey boo fa amaat tey Jaxaay abandonné bi dem na ba jur ci ay famille ñëw dëkkal seen bopp par la force tuddee ko ubbi dëkk tookal bi ba nga wax nag Babacar nit ñi bañu ñu ko de la preuve ce sont des milliers de familles qui ont été déplacées mais damay tey jii la principale cause des inondations encore une fois en 2019 mooy ni ouvrage yi nga xam ne lañ commencé woon liggéey soit dañoo eggul wala ñenn ñi dañoo souffrir d'entretien à titre d'exemple man bokk naa ci ñi nga xam ne depuis presque 4 ans ñu ngi alerté 2 ans 3 ans parce que aussi inondation yi quoi qu'on puisse dire am na benn période mu am accalmie mais at yële passé yàggoon nañu avertir ni ataa bi ñaari mbir da ngeen ci bàyyi xel zone yi nga xam ne da ngeen dëgër piit nit ñi jëlee leen fi ñeneen ngi dem dëkk Jaxaay ñeneen ñi dem dëkk Tawfekh Yaakaar ñu ngi constaté xëy na bareegul mais su yàggee dina mujj a bare ndax Sénégalais day cof keneen dara tey waxuñu dara bu subaa keneen ñëw ginnaaw suba keneen ñëw ñu ne gis nañ ñaari phénomène dangereux benn bi mooy ni ñu taxaloon am na ñoo xam ñi ngi ñëwaat di dëkkaat ci zone yooyu te loolu c'est injuste parce que d'abord jàpp nañ ni jox nañ leen seen kër ba pare fii mënuñu fa woon dëkk leneen lañ fa war a def état seetaan ñu ne gisaat nañ également ni am na ci système de drainage des eaux bi du ñu defaroon ouvrage yoo xam ne ay canaux à ciel ouvert la mais canaux à ciel ouvert dafa ubbeeku comme son nom l'indique à tort gis nañ certaines populations di ko transformer de plus en plus en dépotoir d'ordures waaye ginnaaw ngeen baal ma ci kàddu gi baadool lu yor moromam buur moo mën a yar ñëpp na buur jël ay dispositions ba finalement foofu kenn dootu fa sotti mbalit nit ñi mën ci def entretien. mais est-ce que yéen aussi est-ce que amu leen ci responsabilité yéen ñi nga xamante ne yéen ay xeex lépp lu jëm ci wàllu mbënn mekk li wax ngeen gën di sensibiliser ñi nga xamante ne ñoo di askan wi yooyee ñu bakka mais foofu ngeen laa commencé ma commencé dama ñëw population yi à tort wala commencé waaye dama ni li lay won ni man ma yokkal la ci ni baadoole mënut a yar morom ma li ñu mën ñu ngi koy def mooy lañ campagne de sensibilisation waaye état bi nga xam ne moom la nag moom kese moo am sañ-sañu yar nit ñi moo assumé wul mission moo jëlul responsabilité xam nga lu tax mënu ma cee d'accord Déthié dama gis fan yee passé dañ ni pour la propriété de Dakar état bi jël nañu 200 policiers ak xam nga 1000 ASP ma jàpp ne état bi am na suffisamment de bras bu doyul sax war naa mën a sukkandiku ci agents municipaux yi ba nga xam ni ouvrage yooyu nga xam ne kenn war faa sotti mbalit mu jël ay pexeem jël ay motaam kenn fa sotti mbalit beneen bi mooy kër yi nga xam dañ leen doon toj war a libérer espace yi nga xam ñoo mooy moom la kii bàyyi dëgërpi yi mais ay entreprise ñoo ko gagné mais am na ci ab njublan goo xam dañuy ñëw rek tijji ardoise yi di bu dem seen yoon bàyyi fa kër ga pire ci affaire inondation loolu sax nekk benn source d'insécurité parce que ces maisons abandonnées dañuy servir de lieu de retrait et de refuge aux malfrats loolu yëpp signalé nañu ko ça c'est une parenthèse pour dire que ni dafa mel ni état bi da koy neex rek ci mujj xaalisam di sànni parce que mënuñoo d'accord état jël ay milliards def ko ci ay ouvrage ñuy attirer attention am que ni fii kat mi ngi yàqu su nga jëlul ay mesures état seetaan ñuy attirer attention am que ni ouvrage yi mi ngi souffrir d'entretien état bi seetaan ñu xamal leen sax que ni kër yi ngeen doon toj
am na ci kër yoo xam ne toj ga eggul te état fay na xaalisam mais demal wooyu entreprise ñu toj ko mais malheureusement pour nous dañu am état boo xam ñu jiite toute leur préoccupation mooy lan liquider adversaire politique mais dafa mel ni seen yoon nekkul ci yitte askan wi loolu. loolu itam parparloo moo tax nga koy wax ndax ku jege Laay Wàdd nga ak doom ja Karim. non du question xëy na itam sa kàddu yi mën na su cee ñàkk a wax ni am na melokaan am na couleur bi mooy xëy na anti Macky Sall. non pas du tout bien au contraire xam nga lu baax dañ koy nangu lu bon ñu ne nanguñ ko jaxaay par exemple Laay Wàdd la woon mais newuñu aussi souffrirul ci ay maladresse am na yoo xam ne jaxaay waroon na ko am te amu ko mais état boo fi ñëwee aussi ñoom ñoo waxoon dañuy auditer plan jaxaay auditer nañ ko fa mujj sax kenn xam ko mais quel que soit alpha tey jii dañ jàpp ne li nga xam ne moom mooy plan bi nga xam ne taxawal nañ ko te encore une fois moo soxla def ci 700 milliards dafay jaadu nag ñu gëstu ko bu baax a baax te def ci fulla ak fayda parce que dama jàpp ni fulla ak fayda la ñu consacré bi mu laaj moom la ñu consacré wul ci gestion inondation yi moo tax ma des fi ba tey xamul tax benn exemple doy na sax gis nga terre bi ba ñuy wax wàllu inondation kenn waxul wàllu terre te tey terre bi avancé na lool macha allah parce que dafa nekk yittey njiitu réew mi nekk yittey état bi te nañ foog nañu terre baax na lool de waaye nag gën a baax jëlee nit ñi ci mbënd mi. beneen aspect boo xam ne dañu ko fàtte woon aussi wax sànq au départ le président Macky Sall bi ñuy def fekk inondation traditionnelle ay zones yoo xam ni dañu nekkoon en proie aux inondations mais malheureusement daf ci am ay liggéey yu ñu commencé yoo xam ni dafa yokkat inondation yi tey jii boo dem fu ci mel ni Rufisque même démb à Thiaroye am na Thiaroye partie boo xam ne inondation yi ko indi mooy passage à niveau bu terre bi moo fa dugal ndox mi ba gis ngeen ko ay centaine de familles dem gis nga ci réseaux sociaux yi boo demee tey jii fu ci mel ni aussi cimetière Pikine ma nga taa parce que arène nationale bi fi ñu ko def dafa nekk foofu un lieu de réceptacle d'eau bañ koy liggéey nit ñi attiré nañ seen attention mais xam nga quelque fois bëgg-bëgg dafay aveugler nit gaa yi topp seen bëgg-bëgg rek. ñi dëkk ci ginnaaw arène bi sonn nañ lool. waxtu mais trop justement parce que pourtant yàgg nañ ñu alerter que ni fii ngeen di def arène nationale bi nii ndoxu Pikine yu ci bari fii la ñuy daje. soo ko fi defee ndox mi amul parce que ndox du bàyyi yoram ndox moom daa am fu la soo ko naree doxal mu ko jóg fa nga dëkk rek. su ko gaa yi bëggee xañ fa mu doon dem mooy foofu mu doon dajaloo mais la muy def mooy bu ñëw ba fenn mu dévier dem feneen moo tax tey ji la situation est plus que catastrophique au cimetière de Pikine loolu moo am Diamaguène boo demee aussi Tëngéej loolu fa am xam nga fu ci mel ne ay Kër Massar nga xam ne nit ñi encore une fois commencé nañ sax fàtte avec inondation mais mënuñu comprendre tey ji 7 ans après le plan nit ñi di dundaat encore inondation de ci envergure bu toll. au final li dal nit ñi nguur gi leen ko teg. nguur gi mooy responsable à 100%. lu tax parce que moo am lu waroon def ko mais ñun ñëpp ñu ngi fàttali encore une fois que inondation bi amee en 2012 première action yi ba Macky Sall sax bi mu tukkee dafa ñëw dagg tukkeem ñëw fii naqaru nañu également aussi le fait que mu écourter son voyage ñëw si nga voir inondation ba pare pour se limiter uniquement à un communiqué. jërëjëf Babacar Mbaye Ngaraf njiital Saba di mbootaay gu ëmbi association yu yittewoo assainissement banlieue bu Ndakaaru jaajëf Georges Jules Diop jaa ngeen jëf itam yéen mbokk yi